mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte teewal leen ci seen wàllu rubrique bi nga xam ne moo tudd 5 minutes pour fagaru 5 minutes pour fagaru nag dañ ko doon def ci direct ci Facebook wala ci YouTube macha allah mais comme souvent la plupart temps bi dañuy faral di xocc moo tax ñu defoon ko def ko maanaam en différé tey nag seen mbokk Madiodio Diagne di phytothérapeute wala tradipraticien wala conseiller en santé alimentaire saa su nekk ñu jàkkarloo ak yéen pour weccoog yéen xalaat ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne doomi aadama mu feebar nga jël garab jox ko baax na trop 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 mais nga mun ko ñaax fàttali ko ba mu bañ a feebar dala gënul loolu. kon ñun suñu recherche dafa nekk ci ñaari aspect bu njëkk mooy aspect numéro 1 mu jëm ci la médecine prophétique mooy les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam jëm ci sunu wàllu santé nga xam ne boo demee ci livre boo ñu tuddee la médecine prophétique yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina wax ba nga foog ne sax religion bi diine gi yépp maanaam wér la te parce que xam ne wér gi yaram kat ci la nit ki mën a defee lépp luñ ko soxla jamono ji ñu toll nag nit ñi lu yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen xaar ba feebar doog a faju ndax dafa def illusion que dafa def fàttali ne ñun kat li ñu war a fajoo yàlla sàkkal nañu ko mooy meññeef yi ndax boo leen xamee rôle alimentation ndax xam ngeen ko alimentation dafa am rôle maanaam kenn lekkul rek ngir ban goût wala lekk rek ngir feesal biir dañu lekk nga parce que ngir ferñeent yi nga xam ne moom la suñu yaram soxla pour mun a fonctionnel maanaam yaram bi dafa am lu mu soxla loolu mu soxla moo koy permettre que loo ko laaj mu jox la ko kon nag tey bu ñu demee ba nga xam ne nit ki dem na ba bur mu lekkam rees dafay naan garab te rees war a doon lu naturel dem ba pour que mu mun a dem douche day naan garab te dem douche war a doon lu naturel dem que pour mu nelaw day naan garab te nelaw war a doon lu naturel dem nga pour mu sëy day naan garab te sëy war a nekk lu naturel kon nag y'a problème kon feebar dafay commencer ci nga seetlu sa yaram ndax fonctionnement naturel bi nga xam ne sa yaram soxla na ko ndax mi ngi am continuer di ko def ba léegi tey nag waxtaan dafay tegu ci wàllu néew kàttan jëm ci wàllu ndaw ñi ndax ndaw bu ñu ko waxee mooy ki am 20 fukki at wala sax 20 fukki at bu dee góor la ak benn jëm 40 fukki at nekk waxambaane nekk ci digg dooleem te ñu gis phénomène bu doy waar boo xam ne actuellement am na ndaw ñooñu actuellement ñu ci ëpp dañuy faral di jàmbat néew kàttan mooy xam ndax tële la mooy góor boo xam ne daraam du jóg moo xam ndax maanaam ñàkk dëgër la maanaam ñàkk érection bu normal koo xam ne kàttanam dina jóg mais du dëgër moo xam ndax éjaculation précoce la moo xam ki kàttanam di jóg mais bu sëyee mu gaaw a yegg la moo xam ndax infertilité la wala sax maanaam góor bi nga xam ne am na dëgër laay mais ndoxam dafa munta jur doom yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne ci wàllu jafe-jafe des fois nit ñi dem ba jàpp ne mystique la wala magique la maanaam lu ñu ñéngoo la wala liggéey la te li ëpp nag bu ñu xoolee ci feebar la parce que ndawkat dañ ne bu dee mag la moo xam ne am na lu ëpp 4 fukki at wala juróom fukki at jëm kaw kooku wala sax juróom benn fukki at jëm kaw am na feebar yooyu tuddee les maladies chroniques muy feebar yu mel ni tension lu mel ni diabète lu mel ni cardiaque ak yeneen yu mel noonu loolu mun na néewal doole mag it aussi vieillissement maanaam màgget mun na ko néewal doole mais gis nañ fi mag ñoo xam ne am nañ juróom-ñaar fukki at sax wala juróom-ñeent fukki at yàlla def ñu gën a dëgër xale yi nga xam ne am nañ 20 fukki at ak benn kon nag loolu am na ci ay pàcc yoo xam ne foog ñu comprendre ko bu ci njëkk mooy ci ndaw ñi da ci bëri ñoo xam ne dañu teel a foye seen bopp kon foye sa bopp moom boo koy faral di def teel a xam jigéen te di sëy ak jigéen rawatina lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax moytu leen di sëy ak jigéen ju leen mag lool waaw jigéen ju leen mag lool màgget xale di dem di fay ñu leen di fay
wala sax ñuy dem di sëy ak jigéen ñoo xam ne vraiment âge bi ñu yor âge u seen waajur la, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko aaye. maanaam mag, jigéen bu mag, xale du sëy ak jigéen bu màgget. kooku nag nañ ci bàyyi xel, dafa bokk ci santé médecine prophétique. beneen bi des ñu gis ne ci wàllu alimentation bi, maanaam mauvaise qualité alimentaire wala mauvaise habitude alimentaire, da ci bëri ñu bëri ñoo xam ne seen alimentation baaxul. alimentation bi baaxul nag parce que juróomi pàcc la ci côté ndaw ñi li tax ñuy néew kàttan. pàcc bu njëkk bi mooy alimentation bu baaxul, ba ci alimentation bu baaxul wala jikko ji ñu alimenté woo baaxul, mooy mauvaise habitude alimentaire wala une mauvaise qualité alimentaire. beneen bi des mu doon maanaam une mauvaise digestion, lekk goo xam ne du rees. kon loolu it aussi dafa dem ci ba léegi ci mauvaise qualité alimentaire wala mauvaise habitude alimentaire, mooy lekkin goo xam ne baaxul, ba li ngay lekk doo ko yëy ba mokk, reesaayam doon jafe, wala lekk gi amul qualité, bu boobaa reesaayam dina jafe. beneen bi mooy la constipation, maanaam mooy seere. seere boobu boo demee dans la médecine prophétique, yonent bi daf ne moytu leen ko sallallahu alayhi wa sallam, ndax mooy ndeyi feebar yi. sénégalais nag jàpp ne mun na toog ñaari fan ñetti fan du dem duus, wàññiwul dara, mais nit ki benn fan waroo ko toog demoo duus, loolu seere lay doon. beneen bi mooy hémorroïde, moo xam interne la wala début externe la wala externe la, boobu dafa doon loo xam ne dafay néewal doole xale góor. beneen bi des mooy infection urinaire. infection urinaire moo xam ndax feebar moo ko def, muy lu mel ni gonocoxique, muy feebar yi wàlle, mu mel ni soupiste, wala mu mel ni yeneen xeetu infection yoo xam ne nekk na ci ku góor ki, loolu di mun na def néew kàttan ku góor ki. tey nag dañuy jël pàcc bi parce que temps bi moo ñu ko dut may. bu njëkk bi mooy mauvaise qualité alimentaire, mooy lekk goo xam ne amul qualité, ndax ferñeent yi tax doomi aadama sidditam du dëgër ba bu xalaatam nekkee ci sëy sidditam jóg taxaw, loolu ci lekkam rek la ko mun a amee, ci alimentation bu baax la ko mun a amee, yaram bi mun ko fonctionner, mun ko jëriñoo normal. kon loolu nag dañu leen ñaax ngeen bàyyi xel ne am na ay qualité alimentation wala jikko wala mauvaise alimentation yoo xam ne tant que ñu ngi koy def, góor ki doo doon góor, parce que day lay tax yaram bi mun a doon góor day fekk ne lekk gi nekk lekk gu sell, lekkin gi nekk lekkin gu sell. tey nag bu ko defee am na ay xeetu garab wala confiture yoo xam ne dañ koy defar jëm ci dimbale nit ki pour lekkam rees, mais jëm ci dimbale nit ki aussi pour lekkam am qualité, tubaab tuddee complément alimentaire. parce que nit ki mun na lekk goo xam ne lekk guñ togg la, qualité bi yaram bi soxla, tubaab tuddee métabolisme de base am, li yaram bi soxla jotu ko, mu jël loo xam ne da koy complété, mu doon lu naturel nag, lu tubaab tuddee complément alimentaire. ñu ngi koy defar ci ay confiture mooy yoo xam ne à base de lem lay doon, wala di ko defar ci genre thé yoo xam ne à base de thé lay doon, nga koy jël pour mu dooleel sa yaram ci yaram bi war a manqué, bu mun a yokk sa wàllu ngóora, maanaam yokk sa force yaram pour que bés boo soxlaa sa bopp ci wàllu sëy nga mun a sëy normal. am na nag beneen boo xam ne ñu ko tuddee kaddu kër gi. kaddu kër gi nag benn dinañ leen ko won ci waxtaan yi di ñëw. benn ñaari mbir la, benn bi bu ñuy diw ci sàkkara la, parce que am na ñoo xam ne feebar dafay delloo seen sàkkara, nañ ci def waxtaan ci waxtaan yi di ñëw. feebar yoo xam ne day delloo seen sàkkara ba mu doon lu tuuti mel ni sàkkara xale bu ndaw, kooku am na loo ci diw pour sàkkara bi mun a dellusiwaat normal. am na beneen boo xam ne dañ koy naan pour que mu tax nga sa kàttan normal, wala boo sëyee doo gaaw a yegg, wala boo sëyee aussi di nga mun a sëy normal, wala sa ndoxu sëy dina baax. loolu moo tudd kaddu kër gi. ñaari yooyu ñooy kaddu kër gi ci côté pommade, ak kaddu kër gi ci côté bi nga xam ne moom mooy liquide la, ak nag confiture yi nga xam ne dañ koy def pour wàllu complément alimentaire, renforcement yaram bi, wala sax thé yi nga xam ne dañ koy def aussi pour nga koy naan moom it pour wàllu renforcement yaram bi, mais aussi day dolliwaat kattan si sa wàllu ko góor ki. kon bu ko defee ñi ngi jéggalu ci xaabaabal bi parce que 5 minutes la ñu wax, mais 5 minutes pour fagaru. titre rubrique bi la, émission bi la. des fois mu am lu am solo loo xam ne day soxla explication, dañuy dem ba dugg weesu 5 minutes pour que nit ñi mun ko comprendre. seen beneen rubrique incha allah muy ëllëg. ba léegi ñu continuer ci jafe-jafe bi nga xam ne ndaw ñi am nañ ko ci wàllu néew kàttan. képp koo xam ne soxla nga ci conseil nag, da nga woote ci yónnee message bu la neexee, wala nga woote ci 77 778 02 00 77 778 02 00 mooy suñu numéro WhatsApp. boo ci yónnee message wala nga wooñu si,
ñu defal la conseil, wala bu dee feebar boo xam ne nekk na ci yow ñu jël jox la garab yooyu ñuy wax noonu nga xam ne benn dafa jëm ci bon ay confiture la moo xam ne à base de ci jinjeer lañ ko defaree, moo xam ci laaj lañ ko defaree, moo xam ci xorom polle lañ ko defaree, moo xam ci nebedaay lañ ko defaree, moo xam it macha allah ci yeneen produit yoo xam naturel la, loolu confiture la bu ànd ak lem lañ ko defaree. beneen bi dafa doon poudre yoo xam ne ci tee lañ ko tuddee, moo xam moom it xorom polle la, moo xam petit cola la, moo xam jinjeer la, moom it ay tee la yoo xam dafay renforcer ku góor ki ba ci ku jigéen ki nga xam ne aussi day am infection sax dinañ ci dem ci waxtaan yi di ñëw, parce que fan yi ci ñaari fan ñetti fan yi ci ku góor ñi la ñuy waxtaanee, mais dinañ ñëwaat waxtaan ci jigéen ñi ndax émission 5 minutes pour fagaru mu tuddee ko la santé alimentaire wala conseil en santé alimentaire pour ñëpp la. kon pommade bii nga xam ne nag dañ koy diw pour sàkkara ku góor ki nga xam ne dafay dellu, parce que rétrécissement sexe lañ tudd, day dem sa sàkkara day tuuti ba nga xam ne day doon lu ndaw, bu boobaa dañ lay jox saafara loo ciy diw. mais ki nga xam ne aussi dafay néew kattan ba du mun a kattanam du normal wala mu tiit ci boppam, dafay soxla traitement yoo xam dañ koy suivre ci moom. kon nag numéro bi mi ngi noonu 77 la 778 02 00 77 778 02 00. seen rubrique 5 minutes pour fagaru, seen mbokk Madiodio Diagne nekk gëstukat jëm ci wàllu meññeef yi, mais nekk aussi tradipraticien di gëstu faju cosaan, mais nekk aussi conseiller ku leen di xalaatal jëm ci seen wàllu lekk ak ci seen wàllu sport ak seen lekk. incha allah jërëjëf.